alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Malben et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune information de la Faydatou Tijaniyya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ احضري لنا في هذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. maa ngi nuyu mbokk yi fi teew, mbokki jullit yi, mbokki Sénégal yi fi teew, waaye mbokk Rassemblement pour le peuple di RP ñi fi teew ci ñoom ci jotaay bi, di nuyu tam ñi amoon yéene pour teew, di yéene jàmm tam képp ku bokk ci RP ak foo mën a nekk ci Sénégal. maa ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne teew nañ, te ngeen ma ko mayee topp tur yi xëj na mu guddal wax ji, waaye foog ma gërëm leen ci seen teewaay. suñ mbokk suñ wëllëre Alaaji Abdoulaye Thiam mi nga xam ne jotaay bii tey buy am yàlla subhanahu wa taala, yàlla tabaraka wa taala lépp lu muy def daf koy utal sabab bi mi ngi jaaree ci Abdoulaye Thiam. ñu ngi koy nuyu bu baax, mu ooñu ci jàmm, mu ooñu ci defal hommage Serigne Mouhamadul Mamoun Ibrahima Niass di Serigne doon premier serviteur di fondateur bi nga xam ne moo fondé RP ci ndigalu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu mi ko waxoon ne ko Serigne Mamoun la ko daan ooye. Serigne Mamoun boo jàngee ba pare na nga politique na nga liggéeyal sa réew, na nga def social, maa la jox ndigal. am wax yu mu ko wax, waxi biir ak waxi biti. sëñ Mamoun daan na ko wax, maa ngi feddali loolu tey. kon suñ toogee ba Ablaye Thiam oote pour defal hommage Serigne Mamoun moomu ak suñu xarit, suñu rakk, suñu soppe, suñu wëllëre Serigne Mouhamadul Mamoun Ibrahima Niass radiyallahu anhuma, ma ne jotaay boobu, oote boobu moo waral sama teewaay man Baye Mamoun Niass, jaam bu xeebu bi di xaadimu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass di serviteur askan wi. looloo tax ma teew fii tey. rafet njortu moom la ñu yàlla sant, rafet njortu ci jaamu yàlla yi. yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ñaari jikko gënu koo kawe. benn bi mooy rafet njortu ci yàlla, beneen bi tam mooy rafet njortu ci jaamu yàlla yi. rafet njortu ak jël sama responsabilité moo tax ma teew ci jotaay boo xam ne doon nañu wax ne dana am du am, ñii ne lii la, ñii ne laa la. man ma wéeru ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu, topp waxu yàlla ak yonent sallallahu alayhi wa sallam, topp sama ngëm-ngëm ci Serigne Mamoun mi ma yar. gis na man kenn laa ci RP, membre laa ci RP ba tey, incha allahu ba ëllëg. ma gis ne tamit adjoint laa ci Serigne Mamoun Niass bi muy sos parti bi, te sàkkuwuma ko, nit ñi ñoo ko sàkku, région yëpp am na ay seede. sëñ Mamoun bañ ne bugguma ko def parce que dafay benn damay jël di donnale sama doom. fii ñu def fii bureau politique ñëpp wax ne déedéet ñun ñoo ci ànd. ba mu may tooñ sax ne ma xanaa da nga waxtaan ak ñoom ci suuf, ma ne ko déedéet, ñu ànd ci falma def ma bokk ci adjoint yi. boobu ba léegi nag Baye Mamoun moomu nekkoon adjoint mooy adjoint ba léegi, dara dindiwu ci. bu ko ay loxo dindee itam yàlla dindiwut ko, Baye Niass dindiwu ko, baatin dindiwu ko, zaahir dindiwu. kon man gëm naa ne man kenn laa ci RP. ci kaw loolu nag gërëm naa Ablaye Thiam ci taxawaayam, parce que yéene na lu rafet. yàlla seede na tamit, te moom mën na ko seede, ne santuma ko ndigalu mu tàmbali def lii. ba may wax tamit déclaration éenéem la waxee, te yaakaar na assumé na ko. waaye nag fu mu tolloon ci yëf yi daf may oo ñuy waxtaan, ma gis ne lu baax la. loolu moo indi sama teewaay fii tey.
njabooti famille maa ngi leen di nuyu samay rakk yu tedd yu baax maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam di nuyu di ziyaara sama yaay Sayda Fatima Hassan Dem di ko sàkku ci moom ñaan di nuyu di ziyaara sama tante yi ak suma papa yi ak wóolare sëriñ Maamun yi ak xalifa bi ak imaamul akbar ak pays bi yëpp ak mbooleem sama soppe yi nag taalibe yi Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu kon lii moo indi sama daje ak yéen tey fii ci jotaay bii ma rafet njort ci Abdoulaye Thiam mais effectivement bi ma ñëwee itam fekk fi jotaay bi fekk fi li mu wax déglu li nit ñi wax gis naa ne kon su ma teewutoon ndeke du baax parce que jàmm laa fi fekk bennoo laa fi fekk hommage laa fi fekk bi ma ñëwee indi naa kër daara sëriñ daara Ousmane Ndiaye ñu wàccee fee kaamil ñaan mooy lépp ñu jox ko Mawlana Cheikh Mamoun Ibrahima Niass ak suñu soppe Cheikh Mouhamadul Mansour Mamoun Niass ñu ñëpp ñu bokk wax amin ñaanal l'islam ñaanal Sénégal biñ paree itam kaddu yi ma fiy dégg di nuyu doyen docteur Fall président docteur Fall maa ngi koy nuyu bu baax nga xam ne doom la ci sëñ Mamoun chef de parti la tey waaye fàttewut sëñ Mamoun te li mu wax fii déggal ngeen ko seen bopp moo doon diriger jotaay bi ci ndigalu Abdoulaye Thiam kon loolu gannaaw bu ma ko wéyalee man loolu dañ ko ci gërëm ci taxawaayam ci waxam ci kàddoom ci engagement am ci fàttali bi mu fàttali RP ak histoire RP ci fàttali bi mu fàttali Serigne Mamoun Niass ci fàttali bi mu fàttali mission bi nga xam ne moo nekk suñ kanam waaye ci témoignage njàmbaar ak fit ak mbaax bi nga xam ne moom la wax ci sama rakk di seen rakk di seen soppe di doom ci ñenn ñi muy Cheikh Mansour Mamoun Niass docteur Fall jërëjëf bu amul àpp yaag mbooleem ñi nga xam ne teew nañ fi kon nit bu bàyyee itteem teew te yàlla tax teew te réewam tax teew te sëriñ Mamoun Niass tax teew te sëriñ Mansour tax loolu àgg na ci sama xol bi foo xam ne fu rëy la te man bu ma gërëmee pay yàlla bi gërëm loolu yàlla moo ko def mbir mi ndigal la mbir mi mbóot la te mbóot maa ngi teew ak yéen ci teew ak yàlla mi nga xam ne moom rek moo fi sax kon gannaaw bu ma leen gërëmee Cheikh Hamada ñu ne ñëwoon na bi may ñëw maa ngi dajeeg moom mu ñu ubbi bunt bi mu jox ma ñaari loxo ne ma Niass ma ne ko Niass après mu ne ma maire bi sañ yaay moo ma oo boobu la dem kon jotaayu tey bii jotaayu sant yàlla la li nga xam ne nag moom laay wax man mooy ne waxtaan wi fi jib waxtaan wu teey la gisuma fi jaxasoo lu ñeen nit ñi foog tam gisuma ko ci jotaayu tey bi maa ngi sant yàlla ci loolu waxtaan amoon na ci biir famille ñuy waxtaanee miraasu ak préparation bagage yi Serigne Mansour Niass barki démb wala barkaati démb suñ teewaayu yaay ci biir waxtaan wi am ci kenn ci rakk yi ku laajte li Ablaye Thiam di def ma wax sama xalaat ñoom ñu mànkoo ne jotaay bi bu mu am ma ne leen baax na comme waxtaani famille la li message bi jàll rek loolu mooy jàll mais man du ma jël responsabilité di oo Ablaye Thiam di ko aaye loolu parce que lim ma wax man loolu laay rafet njort ba ma may gisee safaan bu ma gisee wala ma dégg safaan nag yàlla may na ma xeebu naa waaye mën naa ko wax sama xalaat te du ma ko dépassé keneen noonu looloo tax ma accepté demoon naa ko aussi bi ma dégg ne ñi ñëw benn nit bu jug jëm si ci man te yàlla tax sañu maa tëj sama bunt urujuma samay rakk waaye jàpp coloré bàyyi topp alquran topp li ma sëñ moom ne jël sama responsabilité ci politique ak ci RP moo tax ma teew ci laa bokk kon nag na leer pour àddina yëpp xam ko taalibe yi xam ko soppe yi xam ko militants yi am xam ko sympathisants yi xam ko askanu Sénégal xam ko Afrique xam ko ndax RP international la sëñ Mamoun Niass international la Baye moom mu ñuy wax international moom moo créé international moom ëpp na international radiyallahu anhu ci créé ak yàlla kon maa ngi gërëm ñëpp di wax ne parti bi parti askan wi la parti peuple bi la Serigne Mouhamadul Mamoun Ibrahima Niass mi amoon ndigal ci Baye Niass gars yi fàttaliku leen luy ndigal yal na yàlla yeema yee leen yee taalibe Baye yee julit ñi yee sénégalais yi yee catholique yi ñu xam ndigal ku toll ni Baye Niass ak ni mu baaxee ak ni mu gënee bokk ci ñi gën ci yàlla ci ñi yàlla bind ak ni mu amee xalaat moom Baye Niass ak ni mu bëggee Sénégal ak dimension bi ko yàlla jox ci àddina ci biir réew ak bitim réew ba ci mbindeef yi nëbbu
kooku bu demee ba tànn doomam jum gërëm ne ko Mamoun jox naa la ndigal nga politique kooku ku bëgg lu baax fàttalikul jëf jooju ñu ngi lay tàllal loxo. waaye nag politique ci lan suñu uyoo sëriñ Mamoun di uyoo RP te teguwuñ ci tànk yi sëñ Mamoun nekk dañuy muur RP ba nit ñi duñ xam lan mooy RP. dañuy muur RP ba nit ñi duñ xam ban sens moom la RP am dañuy muur xel nit ñi wala ñu jaxase ñenn ñi wala ñu sikkaloo ñenn ñi ba kenn du xam lan moo taxoon a jóg Serigne Mamoun Niass wala ñenn koy xam ñenn ñi am blocage surtout jeunesse bu bees bi maa ngi ñaan yàlla lëndëm boobu dalee ko ci man moo xam maa ko sabab wala keneen wala ñeneen yàlla nañu yàlla jégal faaral ñu ko te jox ñu tànk ak làmmin ak xol ak itte ak barke ak mën-mën ak lijaaba boo xam ne nii danañ yëngatu boo xam ne danañ Mamoun dana gërëm Serigne Mansour dana gërëm Mawlana Cheikh Ibrahim dana gërëm mais sénégalais yi juut ak catholique ñëpp danañ gërëm àddina danañ gërëm yàlla gërëm. kon tey li ma mën a wax mooy daje bi dañ doon waxtaan hommage mais waxtaanaale mbiri parti bi am na ñoo xam ne amuñu woon conviction wala xamuñ wala ñu ne jaarewuñ ko fa ñu war a jaare Ablaye Thiam wax na ne oo na ku nekk initiative bi mu ootee nag ooteewut ci structure parti bi waaye dafa am yéene yàllaa ko yëngal te lu yëngu lu nekk la ko yëngal ko ëpp doole yàlla moo ko yëngal def loo ko lii kon nag yaay yàlla samay mbokk parce que al aqrabuuna awlaa man kenn laa ci yéen waaye seen jaam laa ci jaam ak liggéeyal leen ci lu neex yàlla nag liggéeyal leen ci lu yàlla gërëm ma mën naa juum maa fi ëpp bàkkaar maa ngi jéggalu yàlla maa ngi jéggalu képp koo xam ne tooñ naa la waaye bugguma injustice man bugguma tooñ bàyyi dafa ñoo wax ne mag ñi nañ yërëm xale yi nañ respecté mag ñi maa ngi yeesal sama yërmande jëmee ko ci yéen fas yéene dabaatal lépp loo xam ne juumoon naa ko rusuma ko wax fii publiquement pour rectifier ko te yëguma lu ma juum def ko waaye àddina doomi aadama matut léeg-léeg nga defee dara mu mel da ngaa juum te nangu naa damaa juum parce que bu ma nangu damaa juum rek du ma gis samay erreur li may wax nag mooy parti bii du parti doom parti RP du parti sët parti RP du parti taaw parti RP du parti xalifa sëñ Mamoun parti askanu Sénégal parti la boo xam ne dafa am kayit yu légal yu wér ki ko créé woon askan wee ko taxoon a jóg kon ensemble ci rassemblement pour le peuple pour Sénégal gën a jëm kaw ensemble pour rassemblement pour le peuple pour réew mi gën a sauvé wu ensemble pour rassemblement pour le peuple pour li tax a jóg parti bi mooy conquête de pouvoir ñu accéder ko yóbbu Sénégal ci naataanga yóbbu Sénégal ci xéewal boo xam ne moo gën programme bu fi nit mën a def nag loolu suñ ngëm-ngëm la am nañ droit à conquête de pouvoir loolu laa wax conquête de pouvoir merci loolu moo taxoon a jóg parti bi amul yox yi amul dellu gannaaw loolu la ak ku ko mën a bokk ku ci mën a bokk ak ku ko mën a jiite nag waxaguñu waxi njiit ba léegi woo man waxuma waxi njiit waxi ku bokk ci parti bi waxi ku am responsabilité ëppale ko ñëpp mooy wax ak yéen tey te may seedaloo yàlla li may wax nañ leen bokk ñu ànd muy man muy samay rakk muy képp ko xam ne membre nga ci RP gannaaw bu ñu wóoree ne parti bi du parti doom dafay leer waaye nag waa parti bi jox nañ cër doom yi ñuy waxtaan boobu tam dañ koy teg ci xam-xam ak njub ak mérite teg ko tamit ci texte yi nga xam ne mooy texte ci parti rassemblement pour le peuple waxtaan ak nit ñi poste politique waxtaan la ku bëgg wax ne bëgg naa mu ci rakk yëpp ku ci bëgg na wax ne bëgg naa amul benn problème man loolu dérangé wu ma man Baye Mamoun Niass man jaambu xew bi de Baye Mamoun Niass nag maa ngi leeral sama position tey fii ci place bi tey ndax gëj naa wax ci politique ëpp na ñaari at wala jëm ñetti at li indi wax ji itam du lu ma yàkkamti ndax ñàkkuma fu ma waxee réew mi kenn moomu ko sénégalais ñoo moom seen bopp yàllaa leen moom ci dëgg-dëgg bind leen presse bi kenn moomu leen parti politique ku ko bëgg a créer dem ministère de l'intérieur nga profil yi mu laaj nga am ko léegi nga am parti kooku jaaxaluma su ma bëggee politique xam naa fi may jaar su ma bëggee réew mi xam naa fi may jaar kenn tënkul sama laamin kenn moomu ku may yàlla ci ron Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu waaye nag dafa am lu fi sëñ Mamoun sos liggéey ko ci kaw ndigal dama bëgg ñu bokk ànd ñun ñëpp liggéey boobu ñu taxaw ci ñu liggéey boobu mu gën a jëm kanam liggéey boobu ñu servir peuple bi non se servir le peuple mais non se servir loolu sëñ Maodo loolu moo nekk ci texte parti bi loolu la parti bi soxla loolu la Sénégal soxla réew maa ngi bëgg a tas jikkooy sama classe gi
uyoo lu baax mi ngi bëgg a tas mi ngi bëgg a yàq réew mi maa ngi tuub maa ngi pare na pour lii njumte ci man ma dabaatal ko mais nañ leen dabaatal maa ngi oo samay rak maa ngi oo samay mbokk maa ngi oo responsable politique yi maa ngi jox ndigalu en tant que jàmbu xeebu di njabooti sëñ Mamoun ma jiite ko yàlla moo ko sant def ko waaye itam parti bi ma doon ci kenn bu ñu newoon sax nekkatuma adjoint wala nangam mais citoyen bu bëgg ne man ci parti laa bokk rek ci nga bokk te bañ ma ca génnee binduñu ma leetar pour ma démissionner jotuma ci man tam binduma leetar démissionner waxuma fenn ne génn naa RP kon ne ñëpp xam ne Baye Mamoun mi ngi yore woon mouvement ànd ak askan wi naatal Sénégal benn Afrique sëñ Mamoun moo ko sos maa ko sos ci kanam ak kanami Ablaye Thiam mi mu jox ma ci ndigal keroog bi ma koy wax ak moom ca hôtel Njàmbur Ablaye Thiam a ngi toog tur bi sax bi may wax ak moom hôtel Njàmbur la tàmbalee ñu jox ma tur bi ba wax ak moom après noo ko bëgg ma ne ko askan wi gannaawam laa ci dolli naatal Sénégal benn la Afrique Kër Massar laa defee woon meeting ñëpp responsable yu bëri teewoon nañ keroog su ko defee nag ci kaw loolu parti bi li may santaane kenn ku ci bokk du santaane forcé waaye santaane tamit ku war a jël responsabilité la ñu la jël responsabilité fekk nga xam ne tamit da nga war a jël responsabilité te jël nga ko ci sa biir waaye yaa ngi koy wax ci zaahir fi mu nekk nii mooy ne nañ ko teg ci yoon képp ku bëgguma Samba jiite parti bi wala kenn jiite ko nañ ko teg ci yoon képp ku bëgg Baye Mamoun jiite ko nañ ko teg ci yoon nañ oote bureau politique boo xam ne nii dafay tegu ci yoon Ablaye Thiam de waxut ma bureau politique laa oote waxut ma loolu de yaa ngi ni toog su ma waxoon loolu du ma teew ci jotaay bi waaye hommage la ma wax ak sëñ Mamoun ak sëñ Mamoun su pare waxtaanee ay xalaat suñ biir parti bi xëy na am na yéene pour ma jiite ko wax na ko publiquement maa ngi lay remercier ci loolu maa ngi remercier itam képp ku ko bëgg mu nekk sa xol maa ngi ñaan yàlla def li gën ci parti bi man loolu lay ñaan yàlla parce que parti bi du sama parti askanu Sénégal ñoo ko moom sëñ Mamoun ma ko créé woon dem na sëñ Mansour ma ko jiite woon dem na ñi fi des it ñëpp ay dem ñu ñëpp danañ dem kon nañ fexe rafetal yëf yi nañ fexe ñu ànd boo xam ne ànd bu dëggu la te bàyyi montage yi te bàyyi sikki sàkka yi te bàyyi wax yu sew yi te bàyyi wax yi tasaare te bàyyi fitna ak seytaane képp ku ko def nag ci lii man nekk ci mission bi may yore man de lottu naa waaye yàlla lottut lottu naa lool waaye yàlla lottut kon nag maa ngi nuyuwaat ñëpp nañ yóbbaale loolu parti bi parti askan wi la du lu ñuy xumtoo du lu ay doom ak i rakk ak i nanga ay jarbaat yi daje di ko sédd di ko jox ku leen neex d'accorduma ci loolu nañ ko teg ci yoon danaa waxtaan nag ak samay rak parce que cër la boo xam ne yàlla moo leen ko jox ñoom it parti bi jox leen cër am ndopp mu ñu leen jox di leen déglu mais nag sëñ bi nanguwutoon mukk ñu dugal ci affaire yi njaboot texte yi tamit nanguwu loolu man duma d'accord loolu képp ku ànd ak keneen wane ko amul problème képp ku ànd ak Baye Mamoun wane ko képp ku neutre mandu nañ ci yow suñ ci àggee su bureau politique amee dinaa sant Abdourahmane Ndiaye wala monsieur Abdourahmane Ndiaye ma waxaan leen yéen ñi fi teew te mën a wax ak moom ngeen jotal ko loolu mais man personnellement dinaa ko oo te oo na ma moom it barki démb laaj ma sama xalaat ci jotaay bi ma wax ko ni mu tëddee ak ni ma ci paree taxaw ci façon boo xam ne uy si liñ ma ooyee ci laay ñëw amul waxul ma dinaa ñëw waxuma dina ñëw ba toog naa tey gisuma ko waxul moom tam dinaa ñëw mais respecté naa ko jox naa ko cër maa ngi koy nuyu respecté naa képp kuy membre RP ak képp kuy responsable maa ngi lay yónnee message di la nuyu di xamal askanu Sénégal ne Baye Mamoun xëccewut parti Baye Mamoun montewut kenn pour ñu jox ma parti bi bugguma jotee parti bi noonu yàlla moom ma bind du ma laaj poste waaye nag su amee ci askan wi ku bëgg ne ma waxal ma wax te gis naa loolu fan yi dégg naa ko fan yi premier bi mooy Ablaye Thiam docteur wax na ma léegi jëlal sa responsabilité jëloon naa ko sax mais xëy na dafa feeñutoon mais ba su ñu tey ci surtout Mawlana Cheikh Mamoun Ibrahima Niass ci barke sëñ Mansour mu baax mi nga xam ne xolam dafa rafet ci parti bi yéene ci lu baax sonn ci waaye ci mbootu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass mi joxe ndigal ci politique ba parti bi à partir d'aujourd'hui feeñal naa jël sama responsabilité mosuma ko ñàkk jël feeñal naa jël sama responsabilité ci rassemblement pour le peuple ak ci askanu Sénégal bi nga xam ne moo ma tere nelaw ñu xam ne man xëccoowuma parti bi waaye nag bëgg naa ko
bëgg naa rassemblement pour le peuple bi nga xam ne su ma ko xoolee porté le Mawlana Cheikh Ibrahima lay gis ci kaw ba ci RP Baye Niass. Baye Niass mooy kan mooy bàyyi mbindee fii kon RP mooy askan wi sëñ bi na leer RP mooy Baye Niass Baye Niass mooy askan wi dafay leer wax dañ koy dégg ñu jàng mathématique ñu jàng science ñu jàng yeneen xam-xam yi bi léeg-léeg nga wax ay mots xale yi jeunesse bi sax dañuy wax ay mots yoo xam ne dafa am lu ñu ci jublu innamal a'maalu binniyaati su ma ne RP mooy Baye Niass du daayira de RP du daayira te ña ko doon wax wedem nañ te danañ gën a wedem RP mbóot la suñ nangoo nag ñu ànd waxuma ngeen jiital ma de waaye mbóot mi man jàmbu xeebu bu bon bii la ko yàlla dénk ci jamono Serigne Mamoun Niass Serigne Mamoun moo ma dugal ci néeg ma fekk ko fa ñu bokk toog mu ne ma bàyyi mu ne ma wallahi mu ngi ci dëgg fen baaxut rawatina fenal koo xam ne nit yàlla la yàlla ma ci yàlla musal ci fen ci boppam sax mu ne ma bàyyi Mamoun Niass ma ne ko sëriñ sama bàyyi mu ne ma ndigal li ma sa maam sa sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima joxoon ci politique wékki naa ko def naa ko ci yow jox naa la ndigal loolu teguñ ci lu yàgg sëriñ Mamoun génn àddina billahi wallahi wa tallahi maa ngi koy gën ci kaamil alquran kon maa ngi laay biir samay rak maa ngi laay biir samay doomi baay samay doomi ndey maa ngi laay biir waa RP maa ngi laay biir askanu Sénégal maa ngi laay biir taalibi Mawlana Cheikh bakkan yàlla ko yor na yàlla mën na maa jël fi ma toog nii léegi amin yaa rabbi mu yéex amin yéen tamit yàlla na yéex ci yéen waaye su ma dee sax mbóot mi dafay des ci man waaye barke bi nag dafay des ci àddina bi su ma dee sax mbóot mi dafay des ci man ndax dañ ma koo may la su ko defee nañ laayante biir waxuma jiite ba léegi nag waxuma waxi jiite kaay leen ma jiite leen jiite ñu moomu ko gënal looloo tax jërëjëf na ko ñëpp wax rek incha allah te jëfee ko jërë ngeen jëf su boobaa suñ ma ko nangulee man seen jaam laay nekk seen serviteur laay nekk te du ma wax li may def ku ma baleloo ma bale ngir Baye Niass moom rek moo ma jaral bare waaye ku ne ma baleel ma sama buntu kër baleel ma askan wi réew mi ngir Baye Niass ma politique noonu defal leen ko su boobaa nag man kenn mënumaa dem sans yéen ñu fidèle ñi man ñu fidèle laay waxat mënumaa dem sans yéen ñi nga xam ne am nañ ambition mënumaa dem sans ñi nga xam ne bëgg nañ Sénégal mënumaa dem sans ñi nga xam ne nii kañaan nekkul ci seen xol mënumaa dem sans ñi nga xam ne nii Sénégal jaral na leen Serigne Mamoun jaral na leen sëñ Mansour jaral na leen ñu bokk ànd liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahima ci réew mi bàyyi soxlawut réew kii soxlawut jiite réew soxlawut jiite àddina kii àddina ak àllaaxira la diggante àllaaxira ca gannaaw àllaaxira la ko yàlla jox kii mooy lépp sama sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu kon vision Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu mooy redresser Sénégal ak Afrique ak àddina maa ngi oo jullit ñi oo catholique yi oo taalibe yi oo samay rak oo ñi bëgg politique waaye oo ñi àndoon nag sëriñ Mamoun Niass doon politique jamono ak jëf-jëf ak ñàkk a déggoo te loolu am na ci diine ji am na ci tariqa bi am na ci fayda bi te lii politique la àddina rek la am nañu ci ut nag àddina ak àllaaxira ku ci def ngir yàlla ñu ber seeni yoon te fàttewuñ sëñ Mamoun docteur Fall mi kenn la ci wax na waaye man it maa ngi koy tàllal loxo ci turi RP du ci turi ku jiite RP de ba léegi waxaguñ njiit li yéen a koy tànn gannaaw yàlla njiit li parti bi ñooy daje ñu tànn kenn du leen neexal lem kenn du leen fas maa ngi gëñ fi ma toog du ma ci monte kenn waaye nag sama bëgg-bëgg wane naa ko bés ni ki tey sama bëgg-bëgg mooy rassemblement ñu rassembler li rassembler wut mu dajee sama bëgg-bëgg mooy askanu Sénégal jafe-jafe ju nekkee ñu génn ci kan moo koy def yàllaa koy def ak ñun jaamam yii ootewuma lu ma mënut ndax mënumaa dem sans yéen gannaaw yàlla su boobaa nag ñu bokk ànd ñu nekkoon ci parti bi ñu oo leen ñu ñëw ku nekk joxe say conditions moo xam dañuy duggaat moo xam dañuy yore seen mouvement ñu ànd ñu def coalition ànd ak askan wi ci rassemblement pour le peuple boo xam ne nii dañuy ànd pour intérêt sénégalais loolu moo tax may politique man loolu tax suma bàyyi sama sëriñ doon politique waaye du question di utiliser sénégalais yi wala di leen nger wala di jël seen i alal di jël seen xàq man bàyyi Mamoun bokkuma ci politique boobu jullit laa tijaan laa taalibi Mawlana Cheikh Ibrahima Niass maa ngi yeesal sama sukk ak sama jébbal ak sama seey ci Baye Niass mooy sama sëriñ moom laa wéeru tam fii ku fi nekk yaa ngi naan booy politique diw laa wéeru booy laaji réew mi diw la man ci Baye Niass laa wéeru
képp ku gëm Baay nag maa ngi lay tàllal loxo waxaguma waxi njiit ba léegi bu ma yàlla jiitalee ngeen jiital ma bureau politique sax bu ma jiitalee man loolu dana ma doy waaye sama xel du dal dana ma neex askan wi ma gis ñu rafetlu loolu ñu tàccu loolu ñu ànd ak man ci loolu su boobaa ci laay gën a sawar yàlla dana ma gën a dooleel ma nekk seen serviteur d'abord nekk serviteur peuple bi ñu bokk ànd ngeen jiitu ma topp seen gannaaw bu ngeen ma jiitalee ma jiital leen man fal leen man loolu laa wax man askan wi laa bëgg mu falu am na loo xam ne ku nekk am na méritam docteur Fall am na lu mu mënee lu ma mëneewut am na lu mu jàng diplôme yu ma amut Ablaye Thiam noonu Baye Cheikhou noonu keneen noonu muy français bi muy arabe oustaz mii noonu kon buñ bokkee ànd li sëñ Mamoun bëggoon te muy réew mi jëm kanam mooy idée Cheikh Ibrahima Niass te idée Cheikh Ibrahima Niass ak sëriñ su baax si nekk ci réew mi gëm naa ne yàlla rek moo leen tax a jóg gëm naa ne askan wi nekk ci jàmm rek bëgguma tudd tur waaye kilifa diine ci réew mi yëpp loolu lañ bëgg kon ñun buñ dellu gannaaw nañ fexe ba nekk ci sàbb suñu njëkk sax bu ñu mënta jël paie te nañ jël paie sax premier serviteur moo doon suñu leader ki fi jógee premier nañ fexe ba ñun suñuy acte ak suñuy jëf ci Sénégal moo xam dañuy jàppale askan wi ñun askan wi la ñuy jàppale wuñ keneen askan wi nag pouvoir ci askan wi la bokk suñ ci àggee yi tamit ku ñuy jàppale tamit askan wi moo tax ñu lay jàppale loolu tamit damaa bëgg mu leer ñu xam ko loolu mooy sama gis-gis bés ni ki tey nag te kaaraloon naa lu yàgg ndax mënuma ndax yàlla dafa wax ne lillaahi wala ma sakkana fi leeli wan nahaar yàlla mu ne lu dal moo ko moom waaye lu yëngu wax na fee lu yëngu tamit moom moo ko moom kon nag bés ni ki tey maa ngi leer na sama position askan wi laa RP laa kenn laa ci yéen jaam laa ci seen biir ñeel yàlla ñeel sama réew ndax xubbul waxtaan minal iman maa ngi fas ina topp ci tànk yi nga xam ne moom la Cheikh Mamoun sampé RP nekkoon ci maa ngi ñaan ñëpp ñu topp dox ci tànk yooyu doxee làmmiñ boobu doxee xol boobu maa ngi fas yéene topp ci tànk yi nga xam ne Serigne Mansour bi ñu koy fal loolu la fa te góorgóorlu na ci bu baax a baax a baax a baax a baax di jàmbaar daj ci lu nekk Cheikh Mansour jël na alalam def ko ci parti bi ñàkk na ci ay millions wala ay centaine de millions Cheikh Mansour sonn na Cheikh Mansour feebar na di ko muñ di dugg ci àll bi fu ne muy dugg gérer situation bi Cheikh Mansour am na ay gàllankoor yi mu amoon ci doxalin ak ci waxinam man mii nekkoon naa koo xam ne askan wi laa rek laa ma wax te loolu laa gëm ba léegi jël naa fi position wax naa fi candidature wax naa fi te loolu arrangé wut parti boo bokk waaye gëm démocratie moo taxoon ma doon def loolu gëm na yëf yi kenn moomu ko man ragaluma kenn ku ma yàlla respecté naa ki jiite réew mi bëgg naa ko muy président Macky Sall éli naa ko lu baax respecté naa gouvernement am respecté naa conseil économique social bi ma nekk respecté naa opposition bi waaye nag ci kaw dëgg ak ñu joxante dëgg di waxante dëgg di dégluwante ci dëgg sans ay pouvoir bu dee pouvoir la pouvoir yi mooy Baye Niass te man doy na ma pouvoir jaaxaluma man billaahi wallaahi tallaahi maa ngi nuyu ñëpp maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp vive rassemblement pour le peuple vive RP waaye vive askan wi nga xam ne moo tax parti yëpp sosu te moo tax ñun suñu parti bii ñu bokk ñun muy parti Baye Niass te Baye Niass mooy askan wi ndax moo nu ana nafsu wala afaaxu maay gox yi maay bokk yàlla na ko nit ñi dégg yàlla na ko taalibe yi dégg bu mu ne Baye Niass tamit mooy Touba mooy Tiwaawan mooy catholique ya mooy Omariya mooy ñëw la ñeseen mooy kuñ mën a tudd ngeen baal ma ci ñi ma tudd seen tur ci dëkk réew yi parce que yéenay Baye Niass mooy yéen mission bi benn la woon sénégalais yi bu mu ne Baye Niass la mais sénégalais yi ñooy Baye Niass ñoo sénégalais yi bàyyi ne woon ne ku wax ne Jalañ bokkul ci Kaolack dégg nga Betuwaar bokkul ci Kaolack Ndangaan bokkul ci kon ana Kaolack du ma sa am Kaolack balaa am yooyu yëpp dafay dajoo Kaolack am kii nag dafa jëmm yàlla ji nekk jaamab yàlla ci pays yàlla bi nekk ku bëgg réewam dem na ba Égypte ñu honoré ko foofu jox ko benn cadeau di ko honoré mu ne nañ ko yóbbu sama réew sama ambassade jox ko parce que man sénégalais la kooku mooy Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu kon su ma ne Baye Niass la moo joxe ndigal li su ma ne Baye Niass la idéologie Cheikh Ibrahima ak xalaatam ki waxoon ne man bët bi may xool doomi aadama kenn du ko xool aadama di ko bañ mais kooku solution bi ci loo xam ne nekk politiquement religieusement ak yeneen yëpp boo fi ñëw rek économiquement ki xam ne dafay xool doomu aadama bët muy xool boppam kooku mooy laa yu'minu ahadukum hattaa yuhibba li axiihi maa yuhibbu li nafsihi daf ko jëfee pare def ko ci ay taalibeem def ko ci sëñ Mamoun Niass mu jëmbat ko ci RP def ko ci jàmbu xew bi éenewuma kenn lu bon Sénégal éenewuma président bi lu bon yàlla nañu yàlla may ñu mën a déggoo ñu bokk dox xool ñu nag opposition bi ak ñëpp dañoo war a ànd réew mënta dem sans peuple bi ànd ak état bi mais suñ ko defee ku nekk sa yëf boobu sama parti la sama parti Baye la sama àq la maa ñàkkoon lii maa dem ba jot ci réew mi maa moom lii kenn moomu fi dara askanu ñoo moom réew mi askanu Sénégal ñoo moom réew mi wax jotagut
lii waxi tey la nii rek mënumaa wax it pays bi mooy wax ci man mais sénégalais yi ñooy wax ci man ñi mënta wax ak ñi wax ñëpp ñoo ñëpp laay boole seen wax ak baatin di ko waxee pour réew mi jëm kanam yarhamukallah seede yàlla pour jox gëdd sénégalais yi pays bii nag laa bokk kii mooy sama sëriñ kenn doxul sama diggante ak moom ci baat gannaaw loolu sëriñ Mamoun Niass mooy sama sëriñ ci moom la jëlee ci sëriñ Aliou Cissé di sama soppe nangul naa ko moom sëriñ Aliou Cissé alhamdulilah waaye muqaddam yi àndoon ak bàyyi yëpp dara ko ci bàyyi ma Abdou Niang ca la jiitu loolu ak Cheikh Omar Faye ba ci juróom yi ñëw léegi gannaaw loolu bokkante fekkante muy sëriñ Aliou Cissé radiyallahu anhu ak ki nga xam ne mooy Cheikh Sëriñ Mbaye Niass ki nga xam ne mooy sëriñ Ousmane Ndiaye sëriñ Ibra Fall Cheikh Omar Touré muqaddam yi pays bi yëpp xormaal naa leen fas naa yéene pour servir leen servir taalibe Baye ci international servir sénégalais yi diaspora bi ñoom Souleymane Kandé ak ñeneen ñi ne ci biti fas yéene naa takkaayu li may wax nii léegi ba léegi tamit nekk kenn ci RPR pour jël responsabilité wax gu ma njiit ba léegi suñu ma jiitee nag ma jiital leen yéen fal leen sama kaw uuf leen bàyyi leen ngeen toog sama kaw toog sama doq bi waaye ci kaw askan wi ci kaw ñu ñokk benn vision boo xam ne askan wi la ñuy liggéeyal ay jàppale président ñàkk ko jàppale président man awma problème boobu mais dafay leer tey askan wi laa jiital suñ koy jàppale it askan wi tax ñu di ko jàppale li ñuy xaar ci moom ci askan wi tamit danañ ko ci dimbale waaye daf koy def ñu gis daf koy wax ñu dégg li mu war a jox askan wi tam war ko jox RP daf koy def joxe ko ñu gis ko waxuma lu jëm ci kenn nit waaye lu jëm ci lu mbooloo mën a am te mooy askan wi te mooy population bi te mooy Medina Baye bii nga xam ne ñun moom lañ am te mooy Medina international ndax dafa jaxasoo ak Touba relation bu rafet boo xam ne ba seen diggante kenn xaju ca dafa jaxasoo ak Tiwaawan ba nga xam ne seen diggante kenn xaju ca dafa jaxasoo ak Omariya ak Laayeen ak Mboo ak Ñeseen gii nga xam ne fa la faydu bi tàkkee ay coow amoon fa te ñun ak ñoom benn lañ ak Njaasaan ak Canaba nga ak ñi ma tuddut ñëpp Tukulóor rek Ndemeen bawuma kenn ku ma tuddut yaa ngi sama xol nit dafay juum ak catholique yi ndax Baye Kourma xaritam la woon Sénégal gii am nañ fi ay xarit dégg nga yoo xam ne nii ñoom ñëpp ay catholique lañ kon ñëpp lañ fi nekkal ñëpp la ñuy taxaw ñëpp la ñuy jàppale ñu booleeg ñi doon jàppale ñu boole loxo yi Sénégal rooteewu Sénégal ànd succès am ki fi nekk jiite réew mi su lii amee dana gën a yëg nguur mais fi ne moom lu nekkee sax daanaka du nguur parce que jafe-jafe yi fi nekk problème yi fi nekk solution am na RP nag pare na pour solution bi am président génn ci jafe-jafe bi mais opposition bi tam ñoo gën a ne ci jafe-jafe opposition bi tey Sénégal amatuñ jàmm opposition bi tey Sénégal gis nañ li fi xew liberté bi ñu ngi naan dafa yàqu dafa damm RP pare na pour redresser loolu incha allah ci xalaat ëppuñ fi xam-xam mais nañ appliqué rek xalaat yi moo xam lu ma xalaat la man wala lu président Senghor xalaatoon la wala lu beneen président wala lu beneen opposant xalaatoon la Sénégal la ñoo ko bokk benn gaal la nañ bokk ànd réew mi jëm kanam maa ngi nuyu ñëpp sama yéene ci sëriñ bi muy xalifa bi Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass maa ngi koy beesal fii di ko ziyaara ndax ñun ci kilifteef la ñu yar te moom la yàlla def moo jiite pays bi tey suñu yéene ci RP mooy liggéeyal ko suñu yéene ci RP mooy xidmaal bàyyi ci moom waaye xidmaal ay rakkam Cheikh Mouhamadul Amin ak mbooleem doomi Cheikh Ibrahima Niass yëpp suñu yéene ci RP mooy xidmaal imaamul akbar muy Cheikh Ahmad Tidiane imaam Cissé nga xam ne bu jiitee àddina lay jiite Afrique lay jiite kooku RP ak man jàmbu xew bii ñun ak yéen pare nañ pour takkaayu xidma suñuy xidma ci dégg nga mbooleem njaboot yi àndoon ak Baye su ma toppee tur yi danaa juum waaye jàpp ne tudd naa ñëpp muqaddam yi àndoon ak Baye wax naa leen sànq ak ñi ma tudd ak naar yeeg awsa yi ku xool Nigéria la fay xew xam ne loolu war na nekk njëriñ loo xam ne RP moo ko war a taxawee waaye ànd ko ñeneen docteur maa ngi lay talal loxo maa ngi talal loxo Serigne Aliou Deme mi nga xam ne doom la ci Serigne Mamoun Niass di ambassadeur itinérant di ambassadeur plein nekk fële ca Oman liggéey na ci RP lu ne daj na ci lu ne mujj gi mu def mouvement am dem ànd ak président Macky Sall maa ngi respecté ay choix am mais itam bëgg naa jokkoo ak moom ñu bokk ci RP bëgg naa bokk ak moom bu yebbu moo ko naan ko del si RP waaye bu ma nee ne ñu jël bu mënta ne it xalaatam comme ni ko docteur waxee ak yeneen ñu bokk ànd liggéey maa ngi talal loxo Mouhamadou Bachir Sall ci tuddi jaam bu xeebu RP pour mu ñëw bokk ci RP ñu bokk liggéey monsieur le maire la mu ngi yore mouvement waaye fii la bokkoon adjoint la woon danaa tax te du ma yem ci wax danaa ko dox maa ngi tàllal loxo dégg nga docteur Camara moom it nekkoon na fi
demoon na ci la bokkoon ñëpp la ñuy talal loxo maa ngi talal loxo Awa Ami Si ak mboolem ñi ci parti bi yëpp maa ngi talal loxo Abdourahmane Ndiaye yéen régionaux yi damay bañ a juum ci tur yi ndax am na ñoo xam ne gëj naa la xam ñii miinu ma leen mais yéen ñëpp maa ngi leen di talal loxo maa ngi talal loxo suma rakk Hamada Niass di soppe ma yaakaar lu baax ci moom te gis ko ci moom maa ngi koy talal loxo jël sama responsabilité ñu ñëw jàppale ma ñu defar RP njiit li nag waa RP ñoo koy tànn ba léegi na leer maa ngi talal loxo Serigne Aliou Niass sama rakk ak Cheikh Tidiane Niass mii toog ak Pa Assane ak sama rakk yu jigéen yëpp dégg nga ma cité ci Nene Mbodj Niass nga xam ne moom dagg na ci parti bi lu nekk liggéey na ci lu nekk xalaat na ci lu nekk yàlla may na ko ci xam-xam nañ bañ a tasaaroo te ñu ñëw ànd maa ngi leen di oo ñu bokk ànd toog ak waa parti bi toog ak anciens yi ku yàlla tànn ñu xam ne ki la yàlla tànn ku bëgg ci ñoom nag waxal wax ko ci sama kanam wax ko ci sama gannaaw na leer ku bëgg ci yéen ñiy toog ak waa parti bi waxal Baye Mamoune de bëgg na réew mi bëgg na askan wi bëgg na taalibe Baye bëgg na taalibe ñu du taalibe Baye bëgg na jullit ñëpp bëgg na sénégalais yëpp bëgg naa liggéeyal sama réew bëgg naa liggéeyal askan wi bëgg naa Kaolack jëm ca kaw ndax Kaolack lañ am Sénégal jëm ci kaw waaye kenn du raw Kaolack loolu laa bëgg kenn du raw Sénégal ci Afrique loolu laa bëgg waaye kenn du raw Medina Baye ak Koosi qusuuri Medina Chaamu Koosi wa Tayba wa Kaolack qad tahya bi zikri alladi kamul maa ngi nuyu ñëpp maa ngi sant ñëpp maa ngi oo Abdoulaye Muntaka Niass son excellence di ko nuyu bu baax di ko tàllal loxo ci RP maa ngi oo Cheikh Ibrahima Diallo nit la koo xam ne liggéey na lu bëri ci RP sonn na ci am na parti chef de parti la yebbu ma ko waaye maa ngi koy oo ci ñu bokk xalaat bokk gis-gis bokk jëfandikoo bokk doxalin waaye maa ngi oo dégg nga Omar Khassoum Dia ak Siis ak képp ku newoon ci parti bi ñi nga xam ne tamit waxuma seen tur ngeen baal ma nit moo matut mais dinaa ko gëstu dinaa ko xam dinaa leen oo dinaa dox jëm ci ñoom dinaa waxtaan ak ñoom pour ñu booloo nekk benn waxuma ñu booloo jiital ma te kenn ci ñoom du dégg ci sama laamin ma ne la jiital ma waaye bëgg naa la bu ñu àggee ba xam ñi bëgg nag su boobaa stratégie bi mu laaj ci wax ak ci out montage bu baax ak bu bon te yàlla ñu yàlla musal ci bu bon politique la su boobaa sama soxla dana ma jaral su ma amee dërëm def ko ci su ma amee milliard def ko ci su ma amul dara tamit yaa Baye Niass kuy taalibe Baye ma oola ci Baye ku bëgg Sénégal ma oola ci Sénégal kuy sama rakk bu ma bëgg éni ma lu baax ma oola ci mbëggeel googu sama yaay ma oo ko ci mbëggeel googu ñu bokk ànd liggéey su ma juumee ñu jubbanti ma su ma juumee ñu jubbanti ma su ma taxawee ñu doxloo ma su ma tëddee wala ma toog ñu yëkkati ma su ma mën a tut ñu seet keneen su ma yàqee ñu jéem a defar bu mënta defaru ñu seet ku mën a defar affaire bi dem affaire bi warta taxaw mission Cheikh Ibrahima Niass la du taxaw te incha allahu taala dara du ko taxawal ndax waxtu wi dafa jotoon bu yàgg sax ñun dañoo teel a wax jotoon na depuis bi ko sëñ Mamoune créé jotoon na bi ko sëñ Mansour yi jiitee def na ci lu nekk waaye nattu bi ñu yàlla nattu ci Cheikh Mansour xéewal rek moo ci topp yàlla moo xam ne tax mu jël jëmm ju tedd jooju ak roxo bu tedd boobu kenn yéenewu ko ko yéene rek noonu nga yaakaar naa ne julit du ko yéene loolu taalibe du ko yéene loolu jël parti jarul nga yéene loolu Cheikh Mansour ku ko defit juum nga yaag sa borom waaye gëm naa ne Cheikh Mansour mi nga xam ne turam ndimbalu yàlla la yàlla dinañu dimbale foofu laa ko teg am na leen loo xam ne mënu ma ko boo ko waxee ñu ne dafay woote wala dafay jaay xam-xam xawma dara yàlla xam mbindaan yi ñuy xeeb wala chauffeur bi ñuy xeeb wala koo xam ne dañ jàpp ne dof la sax yàlla mën na koo xamal loo xam ne ni sëriñ bi kaalawu sax tey jàngale xamu ko yàlla dafa ragal politicien bi ñuy xeeb mu ñëw naan nii di kii costume wala mu sol leneen wala mu am lu mu sol xaftaan wala sumi mbaxanaam nga foog ne yow rek yaay gént ku foog ne yow yaay gént rek nax nga sa bopp ku foog ne yow rek la yàlla di wan nax nga sa bopp yàlla fi nekk ñëpp la fi nekkal nañ xoolante benn bët nañ bëggante lii de moom laa gëm te maa ngi ci ut ndimbalul yàlla te waxuma yàlla mooy wax ci sama lameen te gëm naa ne yàlla dama dimbale danañu dimbale ci képp koo xam ne indi nañu dimbal maa ngi nuyu ñëpp maa ngi sant ñëpp maa ngi ñaanal ñëpp maa ngi gërëm ñëpp maa ngi nuyu ñi ci biir réew mi ak ñi ci biir réew bitim réew mi képp ku nar a dégg kàddu bi maa ngi lay nuyu ku ko déggu tam xal koo dégg maa ngi lay nuyu loolu mooy li nga xam ne moo ñu fi dajale woon tey loolu laa gis ci jotaay bi tey maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant Abdourahmane Ndiaye maa ngi koy lancé appel publiquement en tant que xalifa sëñ Mamoune Niass en tant que koo xam ne gëm naa ne ci RP laa bokk ba léegi adjoint yaa nga xam ne boo xam ne dara dindiwu ko ñàkk a déggoo nag mën naa am dafay am te passé na
yaa ngi dégg wax bi maa ngi koy sant mu oote bureau politique ci nu mu gën a gaawee bëgguma dégg nag ay ñeen fukki guddi yeeg ay ñun taluñ dëgg dama bëgg ñu xam ne nañ waxante dëgg nañ leen waxante dëgg te yàlla tax suñu waxtaanoon ci 3e jour bi Mansour génne àdduna sax dafa jaadu ci charia ndax ñun saa sam nee na ñett ñu ànd war nañu am kenn ku leen jiite suñ ko xoolee tamit ci parti tënku yi muy tënku njiit bu amul rek problème yi am nii yëpp loolu moo koy indi fii ci pays Mawlana Cheikh Ibrahim Niass ñetti guddi amu fi bàyyi da ko daan aye ñeent fukki guddi amu fi ay sarax yooyu amu fi ñeneen nag dañ koy def respecté nañ leen mandu nañ leen parce que charia dañoo uutee ci ay bànqaas te ku nekk am nga foo sukkandiku mais bàyyi conviction bi amoon ak Maam Alaaji Abdoulaye daawuñ def loolu kon wax jooju du wax ju buñ ko waxee itam du wax ju am sax waay fii ci pays bi te ñeent fukki guddi yi mat na Abdoulaye Thiam bi mu oote jotaay bi ñeent fukki guddi yi weesu na kon nañ leen mandu te ragal yàlla te bàyyi di jaxase xel nit ñi ku jaxase dëgg mooy mujj ku jàq dëgg mooy mujj nañ bàyyi yooyu ñuy def maa ngi oo sama bopp ci jàmm di oo ñëpp ci jàmm wax jot na jëf jot na jóg taxaw jot na ànd jot na rassemblé wu jot na te yàlla tax te population bi tax loolu moom laay wax yàlla xam na léegi sama akolaay te nañ xam ne nag yàlla moo fi nekk nañ xam ne jaam yi dañuy pexe mais yàlla day pexe de ñi dañuy fàtte loolu nag te ku ànd ak yàlla yàlla ànd ak yow te man yàlla moo ma àndaleeg boppam ci buntu Cheikh Ibrahima ba pare ànd ak man àndale ma ak Baye jàmm bu xeebu laa nag maa ngi jéggalu ñëpp di nuyu ñëpp di sant ñëpp di owaat ñëpp ci jàmm di owaat ñëpp ci bennoo di owaat ñëpp ci ànd di owaat ñëpp ci déggoo di owaat ba owaale sax cadre yi ci Kaolack nga xam ne ñi ngi ci yeneen parti sax buñ paree ci lii danañ jokkoo ak ñoom ak Sénégal yëpp ak opposition état bàyyiwuma kenn ñu bokk xool xalaat boo xam ne dafay génne Sénégal ci guute gi mu nekk ak jafe-jafe yi. maa ngi waxaat ne Adja Dado Ly honorable député moom it maa ngi koy tàllal loxo bi may tudd ñi may tudd sànq dama xawoon a fatuwaay mi ngi woon sama xel yàlla rek a dul fàtte yàlla rek moo dul nelaw yàlla dul dee kon ñu ngi koy fàttaliku ci jotaay bi di ko tàllal loxo ci lim doon kenn la ci parti bi waaye tamit ku baax la mais moo jiite femmes yi mais en même temps tam député la ci assemblée nationale nga xam ne moo fa taxaw tey RP pour askan wi ñu ngi koy tàllal loxo bu baax ñu ngi tàllal loxo tamit képp koo xam ne fàtte naa la jàppal ne dugal naa la ci biir wax ji nag doomu aadama matul waaye itam ki nga xam ne mooy Papa Mahmoud Niass nga xam ne moom itam mi ngi fii ci dëkk bi yore partem bokkoon doon liggéey ak sëñ Mamoun yenn jamono fii na sax côté ak jéeg yooyu la gënoon a yore mais daan nañu waxtaan lu bëri ci COMAF ak yeneen ak yeneen dégg nga xaw ma ko ci mu dugg ci parti bi waaye moom mi ngi yëngatu ci dëkk bi ñu ngi koy dalal wax buñ ci àggee danañ waxtaan ak moom ak ñi yore mouvement fii ci dëkk bi ak jeunesse su Medina Baye jeunesse su Medina Baye bi nga xam ne dañoo baax jeunesse bi nga xam ne ñoo xam ne dañoo am ambition di liggéey di dox def ay mouvement maa ngi talal loxo Baye Ciss mi nga xam ni tey moom it mi ngi fii dégg nga ak Cheikh Jéeri Cissé nga xam ne ñu nekk fii di liggéey ñoom it ci dëkk bi loolu yëpp dama ko wax pour ñu boole nag sëñ Maam day boole askan wi dafa ànd maa ngi talal loxo Moon Jaay Rahma mi ngi fi di liggéey yàbbu moo ko mouvement am la yore ànd ak président Macky Sall waaye moom it maa ngi koy talal loxo pour ñu bokk waxtaane nit sëñ Maam maa ngi talal loxo Serigne Mbuub nga xam ne moom it mi ngi fi yore mouvement di yëngatu maa ngi talal loxo mbooleem cadre yi nekk Kaolack ak yi nekk Sénégal ak responsable yi ak askanu Sénégal maa ngi nuyu ñëpp maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp maa ngi yeesal sama tuub ci sama borom ci samay bàkkaar maa ngi jéggalu képp koo xam ne yoral naa la àq di ñaan yàlla defal ñu jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jaam bu xeebu bi xaadimu Cheikh Ibrahima Niass mi nga xam ne nii dafay wax ne ñaar rek moo ma mën a tax ma joxe sama bakkan mooy diine l'islam te bàyyi tax ma wax loolu wala ñu laal sama réew te bàyyi tax ma wax loolu ndax dafa bëggoon réewam bëggal ñu réewam xamal ñu loolu wax ñu xadis bi yàlla wax ci bëgg sa réew ci gëm yàlla la bokk kon man sénégalais yi laa fi nekkal askan yi laa fi nekkal waaye l'islam laa fi nekkal Baye Niass laa fi nekkal yàlla laa fi nekkal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di wax tey ñu ngi wax alhamdulilah rabbil alamin ndaxte tey dañu nekk ci mois de mars ku ne mois de mars ne jigéen Cheikh Baye Mamoun wax na ko léegi lu jigéen bokkul neexul lu jigéen bokkul du dem di ko départ ci suñu diine ba bés ni tey kon ndokk bi nga xamee ne ñoom fàttewuñu loolu gërëm na léegi présidente nationale ndokk bi nga xamee ne ñu ngi bàyyi xel jigéen ñi parce que jigéen ñi ñooy dañu nekk ay moteur ci biir société bi kon ñu ngi wax alhamdulilah rabbil alamin ñëpp am nañ jaaxle waaye ñun am nañ yaqin ne jàmm rek mooy xew ci gannaaw Serigne Mamoun ndax jàmm rek moo xewoon ci kanam kon Serigne Mamoun moom mission
day dem rek ci kanam lay dem day dem fu koyo lay dem kon ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm it vraiment ñi nga xam ne ñoo initié jotaay bi muy El Hadj Ablaye Thiam di gërëm courage bi docteur Fall am di gërëm rappel yi nga xam ne def nañ ko fi ak li nga xam ne Cheikh Baye Mamoun wax na ko laajuloo bëgg nga yow boo bëggee fi parti bi jaaroon ak Mansour foofu lay jaar ak yow ñun loolu fi la ñu fekkoon ñu toog duñ làmbatu niñ ko defee woon xam nañ niñ koy defee taxi ay nit a ko defar nit ñi ko defaroon ñu ngi fi toog kon Cheikh Baye Mamoun ñu ngi lay wax ne dalal ak jàmm ñu ngi lay wax ne nañ defoon ak Cheikh Mansour Sarak nga nekk di ko ñaanal ba mu àgg fi mu àgg ak parti bi noonu la ñuy def ak yow ñi ko defoon ñu ngi fi xam nañ niñ koy defee dinañ ko def ba teg ko ci sa loxo laajoo mais bëgg nga yow soo bëggee pays yàlla bi bëgg yow boo bëggee Cheikh Ibrahim bëgg yow yàlla kese nga yal na yàlla may ñu tal ko te fekkee ko en tout cas jigéen ñi duñ ci nekk en def. salaam initié jataayu tey bii di samedi 27 mars 2021 ci kër Serigne Mamoun Niass ci Médina ginnaaw ndigalu xalifa am Cheikh Baye Mamoun Niass ak mboolem doomi Serigne Mamoun yu góor ak yu jigéen tàggu depuis le 14 mars képp ku bokk ci RP ak ku xam Serigne Mamoun ci diine ci kóllëre te ngay kilifa ñu ñaan sa teewaay mbaa sa ndaw teew ñi teew ñëw gërëm naa leen nag fu ñu mën a jóge ñi bokkoon RP ñi wax na ñi wax naan bàyyi nañ RP te du texte du dara ñi bëgg Serigne Mamoun ci ay jëfam daje nañ pour rokkos ñu koy saaba waxee rokkos jëfi Serigne Mamoun ci politique ak ci social bokk na ci rek xalifaam teew njabootam teew docteur Fall mii Serigne Mamoun wax ma dëgg moo ne docteur Fall sama doom la te dégg nañ li mu wax ni ko Baye Mamoun waxee talal na loxo docteur Camara Mamadou Bachir Sall bu doodeel mi nga xam ne moo fi indi 79 000 voix nekk maire am mouvement politique wax na Mamour Insa wax na jigéen ñi Adja Dadoli Adja Kiné Lo maire rek léegi ni teew moo fi toowal jigéen ñi wax na ak bépp mouvement politique bu dëkk Saloum muy Baye Ciss muy Serigne Mboup muy Mon Ndiaye Rahma ak cadre Sine Saloum yi rawatina cadre Talib Baye si àdduna bi pour ñu jëmmal yéene Serigne Mamoun ak liggéeyam ci charte parti RP mi am règlement ak statut am ay texte am ay instance waaye ni ma ko waxee instance ñetti ay at a ngi instance yi doxut dajewuñu waxuñu bokkuñ ci benn événement politique ci réew mi wala réflexion politique te ñun dañuy politique ci alliance boo xam ne du alliance politique wala alliance électorale dañuy politique ci alliance programmatique ba Serigne Mamoun waxoon servir le peuple de servir du peuple moo tax mu créé Rassemblement pour le peuple tey nag Cheikh Mansour dem na yàlla ko yàlla yërëm liggéey na lu mu mën ci RP ak dooleem atam yi ak jëfam yi wecc lim def moo ëpp atam yi ak jëfam yi yàlla dolli leeram waaye doom ci tànku baay ba Serigne Mamoun yàlla ko yàlla dolli leer visionnaire bu mag boobu moom wax ne Ablaye ba may politique maa ngi nekk étudiant Caire am ndigal ci baay wax na ko léegi di politique te du Serigne Palais Serigne Mamoun Serigne askan wi la woon jegeel na ba mu askan wi tëjuwut lu moom dana ko joxe am na teggin am na yar oyof na am na ndimbal ci jullit ak ku dul jullit ci nga bokk nekk tale bàyyi mbaa nga bokk beneen kër teraangaam yi ci diine ci sëy ci njàng ci kër ci takk sëy ci joxe ay xaru Tabaski def ay nagu gàmmu loolu woy la woy kon nag alhamdulilah te tournée bu mu ci Sénégal ci kër sëriñ ji taawam bi Baye Mamoun la àndal ci mboolem kër xalifa yi Baye Mamoun muy toog la ñu wax ca biir néeg ñoo ko fekkee waaye dénk na Baye Mamoun man day sama mujjee gisee ak moom ci hôtel Njàmbur moom woo minuit ne ma jëlal taxi nga fekk ma hôtel Njàmbur boo ñëwee réception fay guddi na naa ma ñëwul ma départ ñëw fekk jëmm ji toog ci suuf suñu maam tëdd ci daal bi taal veillesam ma nuyoo ma ne kan la Baye na ko Ablaye mu ne ko Baye taala lampe bi ma dugg toog ci suuf ni Baye toogee Baye mi jógee kër benn soxna moom it ca golf sëñ bi yéen maa leen woo de Baye wax li muy wax Baye xam na man xam na Ablaye wax li muy wax Ablaye Baye xam na Ablaye xam na
mu ñaanal ñu dem li ma bëgg nag su ngeen ko defee ngeen ànd lépp lu ma mébét dana sotti seen loxo moo ko wax de moo ko wax du ma ko fenal ma génn ne Baye man dama tiit loolu def ak docteur Fall mi ak Baye moom man na ko Baye sëñ bi lu muy wax ni man may taalibe xaw ma dara mu di may wax ñu ànd ci yow nangam Baye jox ma la waxoon ne ma nañ def li mu wax rek maa ngi sant yàlla jaayante bi ma njëkk a fekkente ne Baye ak Mansour Serigne Mamou ci tëraayu dee waaw amañu koy génne wallahi lazim Mansour njëkk a jaayante na ko yaay suma Baye yaay suma mag lépp lu ma defal sama Baye war na ma ci yow kon sëñ bi jox na la te dégg nga Baye li wax ci laa tegu ne ko Baye maa ngi jaayante yow ginnaaw Mansour kon nag nañ sant yàlla tey bisu hommage bii def nañ ci li ñu war a def moom ci ay njàngu kaamil ak initiative ak laabiram bu ne woon du am te lépp lu ma ci def wax naa ko te wallaay teew na ngir rek nangu dëgg ak gis ne dañoo war a liggéeyal Serigne Mamoun man nag la ma waxoon rek ci Serigne Mamoun laay tooy ci laay wow te sama dernier souffle incha allah ci bëgg Baye Niass lay doon te liggéeyal Serigne Mamoun mooy gudd kon nag maa ngi gërëmaat docteur Fall ci intervention yi bu nga ko def nañ xam maa ngi gërëm Ibrahima Gaye Alfayda ak mboolem réseaux sociaux yi nekk Medina Baye ci ginnaaw Jibril Gueye ndax lii la lañ bëggoon def loo xam ne Sénégal dañu ko dégg kenn ñu ñëpp kenn mënta yeb paye Baye kenn mënta yeb Serigne Mamoun ndëggoo mi ci xam-xam la ko teg ak njub ak liggéey ak jariñ ñi ñu fàtte boppam ak nangu dëgg ak xool ba tëb yoon loolu la Serigne Mamoun amee te nag ku judd ci loolu Baye Niass jox la ñu digal yar la ci óor na yar nga say doom ci loolu moo wax Baye Mamoun mii ma teew de Baye gërëm naa la ci arab maa ngi toog ilal amam shukran ilal amam dégguma arab waaye loolu la mujj wax ak Baye Mamoun kon nag maa ngi sant yàlla bi yàlla defee sama xel xaw ma dara maa gën a xeebu ci njabootam jànguma dara aw ma alal aw ma cër musuma falu su ma falu Serigne Mamoun ma fal président bu ci àdduna bii mu dem fa toog na ma ci yoon Ablaye toogal waxal nangam man aussi mu ne ma maa la jox ndigal del wax maa ngi sant yàlla su ma juumee moom xëy na man maa juum waaye matal na sama kóllëre rek moom li ma jiite taliba yi 2004 ba 2011 ansaaru diin ci Dakar nekk fi de Saoudia nit ñi wax nañu ne daf maa monté wallaay tooñ nañ ko fekkewu ma nit ñee dox seen mbir sotti ñëw ne ma yow la ñuy jiital waaye ci inspiration am nag laa doxale ansaaru diin keroog ba ma taxawee ca congrès ba ñu doon def grande mosquée Dakar ci Afrique de l'Ouest ma ne damay ba Oustaz Baram Diop moo jël ne déedéet Ablaye Thiam doo ba li nga def ci ansaaru diin bilan baa ngi nii man xam naa ko ca bàyyi mu sosee nangam Serigne Mamoun ndeysaan pour laa xam rek mu ne Ablaye toogal fii boobu coow yi bëri na wax yi bëri na jumaa ji ci bisu gàmmu ci kaw réception ñu am daje ca ngoon nga mu ne Ablaye dafay baax nit waxaat na kilifa mukk ci àdduna mu ne ma Ablaye man xam naa ne sama doom nga sama taaw nga sama njaboot xam naa sa éene waaye bugguma nga fenkoog nit ñi te du ma ko seetaan du ma ko nangu demal maa ne Amérique Serigne Mamoun moo delloo Sénégal par force ma ne ma dama bëgg ñib si 99 élection yi laa ñëw xaaju guddi la ma wax maag moo fekk kii néegam jóge aéroport kon Serigne Mamoun bu ñu amee xel man docteur Fall Bachir Sall ci ginnaaw Baye Mamoun docteur Camara Demet laa wax Issa Ba taalibe la mooy ansaaru din bu Fuñu Demet kon war na ñoo jeexatul Serigne Mamoun yi rokkos ko ci politique ak ci social conquête du pouvoir ca Thiès parti bi ko wax journée d'été di mu def Maroc def ko Gambie def ko feneen docteur Fall mi fekkee na ko document yi bi kon ñun mënuñoo créer roue bu bees te dafa dëppale ba ak jamono moom rek mooy le serviteur le premier serviteur ba am na benn ndongo loo xam ne gu gàtt taxaw ne ko man day mi nga nekk premier serviteur bëgg naa ko nekk premier serviteur waaye nag jiitu nga ma ci tur wi maa ngi toog bi mu koy wax te ñi koy xam na ko wax na ko fii am na chanteur bu mag Sénégal am wër ndombo moo créé woon ñëw na fii bi mu jaalesee ne tey nag laay lancé wu ci politique na Serigne Mamoun dem na moo ma doon jàngal moo ma doon nampal ci ay sax ak ay tegtal bis ni ki tey danaa taxaw politique ba na dégg nekk na ministre de la culture fii kon nag Serigne Mamoun mii yàlla yoo ko leeram Baye Mamoun responsabilité bi nga jël ñun ñëpp nañ laa saay topp sa ginnaaw jiite woo da ngaa bëgg li sa bàyyi baax nga dono ko jiite xalifaam say raka topp la njabootam topp la njabootu dara na njabootu roo mu dox jëm ca kanam wax nga ko fii laajoo dërëm da nga diisoog nit ñi da nga leen juutal da nga leen fal waaye xam naa ne man ragaloo buur
soxlawoo dara ci buur Baye Niass nga bëgg am nga fit am nga xam-xam am nga xabul nit ñi bëgg nañ la am nga ittee gàmmu yeeg conférence yi doo laaj benn dërëm te sa bàyyi la ko waxoon man xiiraan ci ba tàyyi wala ji Baye Diop nga ne mukk du ma ko def kon man nga ñu njiit doy nga ñu njiit la ma waxoon nag ca le 14 mars xaw ma le 17 ca dëj ba loolu laay waxaat loolu laay baamtu nii forcé wu ma kenn waaye njiit dañ koy tànn ci jikko ci xam-xam ci charisme mooy xëy ba li ngeen di wax ci fit ci deret ci jom ci wéeru ci yàlla te def na ko boot na ñëpp kon képp ku bokk ci Rassemblement pour le peuple wala nga xam Serigne Mamoune bokkoo politique ngir yàlla ñëwal wuy si wooteem bii mu changé defaraat Sénégal na Serigne Mamoune option mooy conquête du pouvoir ca Thiès ñi ko fekkee ngi toog te lambatu koon am na ci ndigal kon Baye am na ndigal. Donc nous sommes réunis aujourd'hui le 27 mars 2021 sous l'initiative de Abdoulaye Thiam et sous la bénédiction du calife de Serigne Mamoune Niass, Cheikh Baye Mamoune Niass. Cette rencontre avait deux objectifs. Le premier était de renouveler nos condoléances sur nos serviteurs partis, de les rendre hommage et en deuxième lieu, de faire une réflexion générale sur la consolidation des acquis sociopolitiques de Serigne Mamoune Niass. Sur le premier point, il est très clair que ce qu'a fait Serigne Mamoune Niass est un chantier très vaste, autant au point de vue social, autant au point de vue politique, mais surtout sa vision qui a créé le mot serviteur. Et il a appelé tout le monde, la classe politique, la classe maraboutique, la classe sociale, toute personne, d'apprendre à servir et non se servir. Cette grande école a créé plus tard le Rassemblement pour le peuple. Rassemblement pour le peuple qui avait une mission, une seule et unique mission, la conquête du pouvoir. Et ce Rassemblement pour le peuple qu'il a créé, il l'a bâti étape par étape et a créé une très grande école. Je l'appelle seulement l'école du savoir et l'école de la générosité. Et c'est cette générosité d'ailleurs qui nous réunit aujourd'hui pour rendre également un hommage à son successeur, son fils, Serigne Mansour Niass. Il a hérité du parti, il a hérité du social, il a marché pas à pas sur le chemin de son illustre père, Serigne Mamoune Niass. Et dans le parti, et dans toutes ses activités qui étaient très grandioses. Il est parti à la fleur de l'âge. Quand il était investi comme premier serviteur, il était le plus jeune leader politique investi en tant que guide d'un parti politique. Et il a assumé ses responsabilités en étant le coordinateur en son temps de Idi 4e président, en étant dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Il a été le serviteur qui a donné le plus de contributions pour l'élection de Macky Sall en son temps. Et au nom du Rassemblement pour le peuple, il a travaillé le parti. Il s'est battu, corps et âme. Malade, il était conscient. Malgré tout, il continuait à se battre pour l'idéal que Serigne Mamoune avait donné, pour l'idéal d'un Sénégal meilleur. Paix à son âme. Qu'il puisse retrouver le paradis avec son illustre père, Serigne Mamoune Niass, et leur illustre guide, Cheikh Baye Niass, mais également Cheikhna Ahmed Tidiane, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les accueille autour de lui. Et que Dieu fasse que derrière eux, nous qui avons la responsabilité de continuer cette mission, que Dieu nous donne des cœurs éclairés, préparés à continuer le combat. Cela nous a permis, après ces hommages, qui a été conclu par un récital de Coran conduit par les fils de Mansour Niass, de Baye Mamoune Niass, de la petite famille, qui étaient là pour prier pour leur père, qui étaient là pour prier pour leur grand-père. Ce fut un moment très émouvant. En ce qui concerne le deuxième point de l'ordre du jour, qui
constitue la consolidation des acquis politiques et sociaux de Serigne Mamoun, des suggestions ont été faites. Avant de commencer, j'aimerais enlever une idée qui peut créer l'amalgame. Quand on parle de politique, on ne parle pas de rassemblement pour le peuple. On parle de la politique générale et totale de Serigne Mamoun. C'est pourquoi dans cette rencontre, nous avons en présence des chefs de parti, des membres d'autres partis, des sympathisants et même des personnes qui ne font pas de la politique, parce que c'était ça le sens de l'appel. Et ces réflexions ont abouti à ces points-ci. Aujourd'hui, seule l'unité peut permettre à ces acquis politiques de connaître des lendemains meilleurs. Et le contexte actuel du Sénégal, qui est un contexte douloureux, difficile, qui est un contexte sombre, a besoin plus que jamais de la vision et de l'éclairage de Serigne Mamoun. C'est là le sens de tout l'appel qui a été fait à ce niveau. Et bien sûr, les responsables du Rassemblement pour le peuple qui étaient présents dans cette rencontre ont pris la mesure de l'heure et sont prêts à aller très vite vers leurs instances de bureau politique, de conseil national, de congrès, pour donner forme à toutes les suggestions qu'on est en train de donner. Et ces suggestions sont les suggestions de l'unité. Ces suggestions sont les suggestions de posture capable d'amener tout l'héritage politique de Serigne Mamoun au pouvoir. Et pour cela, un grand appel a été lancé par son calife actuel, Baye Mamoun Niass, qui a été très clair. Je ne laisserai jamais tomber l'héritage de Serigne Mamoun. Et je serai présent jusqu'au bout pour que son héritage puisse gérer le Sénégal. Car Serigne Mamoun était là pour le peuple et son parti était le Rassemblement pour le peuple. Et Baye Mamoun Niass de déclarer que je suis le premier à vouloir les rênes et à diriger si les instances du parti me le permettent. Si d'autres forces qui sont capables de le diriger mieux que moi sont présentes, moi, Baye Mamoun, je reculerai et je leur donnerai ça. Mais d'ici là, que tout le monde comprenne que je suis là pour continuer l'œuvre de Serigne Mamoun Niass. Et nous, à notre niveau, qui sont des produits politiques de Serigne Mamoun Niass, nous avons pris ici des engagements en termes d'accompagnement à tout point de vue pour que le peuple soit devant, pour que le peuple puisse diriger son pays. Mais ici, quand on parle du peuple, on ne parle pas du peuple de façon laconique ou générale. Nous parlons du peuple et de son intérêt. Nous parlons de Askanwi. Et par conséquent, c'est ça tout l'objectif de cette rencontre et toutes les suggestions qui sont sorties. Il est clair que les suggestions qui sont sorties ici ne sont pas délibératives. Les suggestions qui sont sorties ici ne sont pas des commandements, ce sont des recommandations à apprécier par tous ceux qui veulent que l'œuvre de Serigne Mamoun puisse aller à l'avant. Et l'appel va au-delà de la famille de Serigne Mamoun et de sa famille politique, mais va dans tous les cadres politiques d'ici et de la diaspora, pour que enfin une solution puisse être trouvée. Cette rencontre est une proposition, est une voie vers une solution de sortie. Si cette rencontre aboutit, le Sénégal pourra trouver les solutions des problèmes qu'il rencontre aujourd'hui. Car le cadre s'y prête, car la vision s'y prête. Et ce n'est qu'une vision de paix, une vision de concorde, une vision d'entente entre l'opposition et le pouvoir, une vision d'entente de tous les intellectuels sénégalais, de tous les cadres du Sénégal, mais également de toute la diaspora, puisque le Sénégal devienne un Sénégal de paix, pour que le Sénégal soit un Sénégal de développement derrière la vision et l'œuvre de Serigne Mamoun.
nous espérons que toutes les recommandations qui sont sorties ici seront étudiées à des étages qui sont des étages multiples. L'étage du Rassemblement pour le peuple, en tout cas moi, en tant que chef de parti, ce sera étudié dans mon étage en tant que parti. Et je sais que les autres mouvements vont l'étudier en tant que réflexion. Et que, après que le RP ait fini dans ses instances à installer son premier serviteur, une rencontre beaucoup plus large sera peut-être mise sur place pour permettre à toutes les énergies de se donner la main dans la main pour un Sénégal autre, pour un Sénégal définitivement tourné vers le développement, pour un Sénégal où le savoir va guider, pour un Sénégal que Serigne Mamoun Niass a toujours souhaité. Je vous remercie. اللهم صل على سيدنا محمد